jërë ngeen jëf ci ànd beek ñun ci seen télévision DTV amati mbégte rédaction di ko ànd ak yéen waxtu wu ne ci aju ngir xool tolluwaay ci bépp anam moo xam ci wàllum koom-koom ci wàllum nekk nu askanu Sénégal waaye tey suñu waxtaan xam ngeen ni dafay jëm ci loo xam te ne bi Sénégal a ngi koy dund muy ay jafe-jafe yu bari yoo xam gis nga koy seetlu ci jëm ci wàllum ñaaxum kaaraangeem ñu gis ni Sénégal ci wàllum ñaax kaaraange foo ko takk daanaka jéggi na ko moo xam ci biir capitale bi Ndakaaru wala yeneen gox ci biir Sénégal muy insécurité bi nga xam te ne bii da ngay gis ñu ni nit réer na ñu xëy for ab néewam am na ci Ndakaaru wala sax mu am ci yenn région yi wala ñu ni kat am na benn xale bu jigéen boo xamante ne bii nit góor jël na ko daal di def ci moom naka surut noonu maanaam yegg ci kawam la ñuy wax viol loolu nag ñu gis ni li muy am ci Sénégal dafa dem ba tàmbale jéggi dayo ba ñu gis tam ni sax même boo xoolee les réseaux sociaux da ngay gis ni fi ñu toll ni ñi réer bari na ñu ngi déclaré ñu bari ñu wax dañu réer lan moo xew réer la wala rapt la li ni du kidnapping la wala lan moo xew exactement ndax day ngeen barki dem Parcelles Assainies am na benn waay bu njort ni da doon jéem a fëkk benn xalem ba askan wa gis ko ba ca mujj mooy tam barki dem fe nga xam mooy ca Malika am na fa benn xale ñuy wéy di jaale njabootam Mouhamed Seydi gën caa fes lool moom ñàkk na bakkanam ginnaaw bi mu réeree mbokkam ñu koy wër ba ci filaawo yi ñu def ko anam gu doy waar faat ko pare daal di koy def ci ab saaku muy loo xam yaram da cee daw loolu lépp boo ko boolee tax di TV ni dañu ko waxtaane ko ngir Sénégal man ci lan moo ko indi ndax mbir boo bëggee faj feebar da ngay xool lan mooy feebar bi lu ko sabab nga ji xool lu koy faj ngir ëllëg du mën a dal kenn loolu moo tax ñu indi fi ay boroomi xam-xam ci wàll wi bokk na ca Mamadou Wane sociologue la ma la suñu wan maa ngi lay nuyu Modou di nuyu aussi téléspectateurs yëpp ak ñi nga xam ne bokk na ak ñoom plateau bi dëgg la jërëjëf waxtaan ak yow xool en tant que sociologue sénégalais lan moo ko jàpp ba lii di am daana am dawut feeñ wala dawut am dafa commencé am lu ko indi ñu xool ba xam lu ko indi ngir xool saafara waaye tam ñu am fi benn yaay ci plateau bi ndax tam bu ñu waxee xale yi wax jigéen ñi muy soxna Khady Fall Tall soxna si ma lay nuyu bu baax. maa ngi lay fay Modou di la sant ci invitation bi di nuyu tamit sa téléspectateurs yi yëpp ak ñi nga xam ne moom lañ bokkal plateau bi. di wax ni da nga jiite kuréel gu ñu tënk ci AFAO di kuréel goo xam te ne bii lépp luy dimbali jigéen ci Afrique sowu jant moo ko tax a jóg ci ko wax jigéen ci koom-koom da nga wax jigéen ci njabootam kon yow sa ñëw ci plateau bi tamit li ñu ci naam mooy waxtaan ak jigéen ñi xool lan mooy seen cër ñoom itam ay Sénégal yi nga ne ca bopp ba tey nga ñëw suñu plateau ngir waxtaan ak ñun ma lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay nuyu Modou di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu également téléspectateurs yi nga xam ñoo ñu seetaan. ñaan yàlla liñ fiy wax lépp mu doon loo xam ne si dana am njëriñ daal. incha allah jërëjëf di wax tam ni daañu ñëw ubbi antenne ci kanam tuuti bu demee ba ay 22h jombul avant 30 minutes émission bi jeex ñu ubbi antenne bu ko defee ñi toog seen i kër di seetaan nekk aussi ay waajur ñu indi seen xalaat ñoom itam ndax xam na kook mi ngi këram di ñu seetaan te xam na bu baax problème bi lu ko indi lu koy saafara. ak luñ ci war a def ngir am saafara ci wàll gi boo ko defee ñu ubbi leen antenne bi ngeen mën caa indi seen xalaat waaye xam ngeen itam actualité oblige beneen problème bu dal Sénégal insécurité mooy da ngay dégg ab dëkk bu lakk wala kër gu lakk ci li nga xam mooy diwaanu Sénégal yi wala ñu ne la kat marché lakk na dégg ngeen barki démb fee nga xam mooy Touba marché Ocass bu Touba lakk na lu bari yàqu fa masawu seeni borom waaye itam fii nga xam mooy peut-être seen suba tey jii lu bari tamit yàqu fa delluwaat di masawu seeni borom loolu tamit dafa aaje waxtaanem ngir xool ci pexe suñu reporter Oumar Danso demoon na ci marché Petersen tey ci lakk bi dañ koy seetaan élément ñëwaat ci plateau bi. marché Petersen daanaka lakk na ba mu jeex lu ëpp téeméer cantine ak ay marchandises lépp lakk loo xamante ne métti na lool ñu fay jaay. lii dafa métti am na ñoo xam nii lay dundal seen waajur yi nii lay dundal seen njaboot yi léegi lépp takk na say na léegi amatuñu dara te liggéey yéen a gën a xam liggéey Macky Sall moo gën a xam liggéey amu si dëkk bi. bu njëkk ba nii la demee sunu alal jeex taag nañu bàyyi ñu liggéey sunu marché sonn ñun dañoo mel ne sunu bagage yëpp lakk na ba jeex fii dara génnul. dañoo mer ba fuuta ba tax na ñu ngi joxoñ baaraam tuuma. yaa ngi dégg bu fekkee gouvernement bi mënuñu sax fayal suñu magasin yi bu ñuy lakk dañuy fay impôt di fay lépp mais c'est trop quoi li dafa metti. de l'intérieur va pallier cela en mettant sur place ou bien en place pardon
un programme spécial de réalisation de bouches d'incendie. Et je peux vous assurer qu'en 2020, ce programme sera l'une des priorités du ministère de l'Intérieur. jamono ji xamuñu origine boobule incendie waaye bu ñu sukkandiku. boo gisee marché bu lakk de xanaa sa xol dina jeex lool en tant que jiite kuréel bu ëmb ay koom ñu wax ci wàllum koom-koom muy AFAO. dëgg la jërëjëf Modou xam nga lii ñu gis nii mënuñu dul naqarlu ko ndax koo gis tey mu def foofu kantinam xëy na toog na ay at di def boutique mbagg di dajale ba tey mu mën a am loo xam ne mooy cantine mu dugal alal te souvent li ñu ci xamul mooy alal yi di liggéey xam nga ne lu mel nii ci dëkk bi mu lakkeeg léegi amul fukki fan wala amul 1 mois te daal tegle nañ ko tegle ñaari yoon marché Ocass Touba waaw yeneen ak yeneen dëkk yoo xam ne marché Kaolack marché yi branchement yi ak branchement yi te léeg-léeg na ma yàlla baal lu ci bari duñ ko ni ñu defee marché yi amul assainissement amul une organisation régulière des allées problème sapeur-pompier d'abord mooy dugg fenn fi léeg-léeg pour fay lakk yi parce que bu fekkente ne booy lotissé booy joxe ay espace li nga war a jëkk xalaat mooy bu incendie amee fu nit di jaar pour fay ko c'est toujours un problème ci marché yi ni ñuy toog même bu dul occupation anarchique occupation régulière permet de sécuriser les espaces fekk na nag ñii li leen dal nii tey di suñuy mbokk ñun ñëpp ku ne am nga fa mbokk tey mënoo toog tey di diagnostic boo xam ne da nga leen di chargé teg ci nit ku ñàkk alalam li ngay bëgg jëgg a def mooy massawu ko mais man je pense que problème sécurité marché yi dafa jar ñu def ci taxaw seetlu chaque région def CRD ci sa situation marché ay genre assise oui parce que nag mu ngi bëgg a pi loxo te lii ñuy ñàkk nii lu ñuy ñàkk nii Sénégal yëpp a ko ñàkk boo xoolee tey jigéen ñi li tax mu metti ma souvent du ñu am sax lu ñu mën a defee cantine waaye dañuy xëy di jël ci cantine yi di jaay di delloo donc bu liy amee na la wóor ne jigéen ñi dañ ko yëg bu baax a baax bari ay bor la waaw ba pare ñoom dañ fay dem di jënd di jaayaat ci seen biir quartier loolu ñun xam nañ ko yu mel nii bu amee tey bon xëy na bu ñu xëyee tey suba ka leen daan lebal bu kantinam lakkee du am fu mu jëm donc c'est des conséquences bilatérales yoo xam ne kenn xamul lu ñu ku ne am na ci wàll aussi ku ne am na ci wàll donc il y a lieu surtout dans la région de Dakar où économie maire yi municipalité yëpp ñu ngi ko bâtir autour des marchés yaakaar naa loolu kenn du ko weddi waaye nag nañ defar marché yi d'accord c'est leur responsabilité jaajëf soxna Khady Fall moom ñëw na ci jafe-jafe yi nga xam commerçant yi ñu koy dund responsabilité jëmbul partagé muy état mi war a saytu kaaraange askan wi aussi mais tam maire yi ndax tam marché boo ci gis dafa ne ci ab commune ku fa teg taabal dana am puus ba wala ki jaay di ko naqarlu également et puis problème yëpp c'est l'organisation de l'État dina sécurité état moo koy yore soo gisee état ñëw moom état organisation la mooy organisation ba nga xam ne soo gisee muy dox mooy nu ñëpp ñooy contribuer par impôt par te mooy soo waroon di lépp bu état génn ko ci économie damay jox rek ba nga déggee sànq nee nañu d'abord sapeur pompier dañ tardé ñëw ba nga ngay wax sax nu ñuy duggee ci biir nee na 6 heures du matin pendant 3 heures de temps Dakar de deuxièmement marché Petersen c'est symbolique c'est mu mel ni marché Ocass Touba c'est des lieux symboliques marché la c'est-à-dire xolu économie la lieu d'échange donc bari ci koom-koomu au niveau sociologique l'État aussi da ngay c'est-à-dire état da ngay prévoir état planification stratégique sinon pourquoi ñuy jël ay nit di leen fay suñu impôt jox leen ay oto jox leen lu mat sëkk laa la wax peuple bi desetu leen dara ba pare ñuy taxaw di ñu la expliquer di wax ne bouche d'incendie en 2019 maa kon da nga bokk ci ñuy xalaat ni des fois bu élection amee wala mbirum politique
li ñuy tuur ci mbedd mi ci ay jëmtukaayu kaaraange ngir kenn du manifester lacrymogène des fois dañ ko war di génne xëy na muy dem ci ruuxaatu askanu Sénégal loolu buñ ko jëfandikoo ngir askanu manière générale dana tax kaaraange am da nga bokk ci xalaat loolu kon loolu leer la xam nga am na information yu circulé contrôlé wu ma ko Sénégal fait partie des 5e pays marché comme ni nga wax maintenant ma dellu soit ci sociologie parce que soo waxee sociologie foo jaar tudd institution par rapport à ça yan mooy institution sécuritaire ci institution sécuritaire ministère de l'intérieur ci la bokk ak kuréelam yi nga xam ne yëpp pour la sécurité ak yooyu municipalité ci la bokk warutuñu rek doon ay xam ne nit ñi ci nekk dañ koy jariñoo mais du jariñu askan bi donc pour man il faut une concentration démographique man Thiam moom dinaa soxla gis-gisu juriste bi dans le cadre juridique lu mel nii bu amee taxawaay bu war a am mais d'abord citoyen sénégalais bi bu gisee koom-koom di lakk di yàqu lu njëkk a yëg waaw lu mel noonu moom bu amee ñëpp a koy naqarlu parce que comme li ko sama yaay ji waxe booy seet sénégalais doo ñàkk am nag nit bu yàqulee même bu dul sa mbokk sax sa voisin wala quelque chose comme ça bu yàqulee dana doon lu metti surtout bu dee investissement boo xam ne si peut-être c'est presque un investissement vie la nga xëy ci benn jour mu tàkk dem mën na am yow da nga yenn woon ay bor yoo xam ne si en attendant di jaay am sa parfois duñ la pardonner di laaj jox ko benn juge mu xool yow lan moo la motiver ba nga koy kii bu fekkee accident la comme ni mën na doon loo xam ne si peut-être branchement yi mën na yooyu nag am na ay responsabilités civiles yoo xam ne mën nañ ko topp pour réparation par exemple bu fekkee dañu gis ni c'est la responsabilité d'une société ben la société bu ñu génnee ba gis ni moom elle est responsable de ça mais rien n'empêche ñi nga xam si ñoom ñoo yàqule ñu topp ko devant la justice parce que loi bi daf ni faute nit bu defee faute dafa war a réparer te faute ni ko loi tudde mooy le manquement à une obligation préexistante de quelque nature que ce soit loo war a taxawee def ko ci defuloo ko ba mu jur jëyee manquement la wax manquement de quelque nature nag ak lu mu mënti doon buy indi jëye donc mën lañ ci topp pour faute te faute boo amee ñu ne yow yaa faute ki nga xam ne si moom moo am préjudice maanaam ki nga xam ne moo yàqule mën na la topp pour nga réparer ko à hauteur de li nga ko réparer matériellement sax maanaam li nga yàqule matériel mais psychologiquement moralement li ngay perte parce que dëggantaan ñi nga xam si lakkale nañ déjà am nañ traumatisme boo xam ne si c'est assez difficile te dëggal li ngay wax dëggal li ngay wax réparer marché Sandaga bi mu lakkee invité naa fii may wax sax ni def nañ fi ay def sincèrement am na boo xam dañu see àndoon ak waa Senelec ceeg collectif marché Sandaga àndoon ceeg ñu bëri mais ba tey dossier yi du am avancement bi ci war c'est tout le temps te tasaaroo tumurankeem mais ñu def de telle sorte que organisation en tout cas mu am urbanisme boo xam ne si urbanisation boo xam ne dana permettre sécurité bi ñu bëgg ñu am ko parfois du ci marché yi sax mais dans certains quartiers mais boo amee jëye sapeur mënul sax donc il faudrait également l'État aussi donne des moyens aux forces nu mu tuddati forces yi nga xam si ñooy lutter contre les incendies et puis man li ma jàpp aussi Sénégal il faudra que ñu régler benn affaire mooy dans les pays développés dans les autres ci autoroutes yi day am lu ñuy wax benn bande d'arrêt d'urgence par exemple bu fekkee am na jëya ñoom foofu ñoom ñooy am priorité di fa jaar ñoom kese nga xam ne day libre mais Sénégal fii mais sapeur mën na génn du am fu mu aw à cause des embouteillages loolu tamit c'est des choses à régler loolu ajana bàyyi xel mais comme jàpp naa ni les solutions am na sànga loo wax du ñàkk ay kilifa ñu ñuy bàyyi xel daañu leen ubbil téléphone bi aussi waaye ñi nga xam dañoo ay kilifa li ubbil leen voix bi ñu mën a intervenir directement la dañu ubbi antenne pour askan wi yëpp ñu ngi may xamal ni ma am na kilifa goo xam te ne bii bëgg na réagir bu jàpp ne ñu mën ko jël mooy Petersen fii lax gi amee commune bi nga xam moo ko coiffé am na ku fa nekk comme kilifa boo xam mooy autorité bi incha allah bu kii rek ñu mën ko jël mu indi xalaatam ak lu mu jàpp ni mooy war a am ci mbir yi ñu ngi koy xaar ak ñu mel ni moom même sax le maire de Dakar Plateau ak même kilifa yi saytu wàllu googu soxna si ngir tey la foofu tuuti ci wàllum solution yi am na loo wax sàngu lu am solo ca bokk na ci penco maanaam ay assi
mbirum éducation ba tey juróogul lu bari def ko ci lu bëree bëri ay assises nationales sax amoon na fi mais pour yow loo jàpp ni moo war am daar ndax fi mu ne assise moom xam naa wala ak penco bala ñu koo wooteem bay xool solution ba koy jël di ko jafe dana yàgg mais tey daar lu war a am loo jàpp ni war naa mën a am ngir mën a jox marché yi tuuti kaaraange ndax alal ju bari moo fa nem ci liy yàqu bari na at mu ne d'abord li ci jëkk mooy ñun sénégalais yëpp d'ailleurs amuñu culture assuré wu te xam nga lu mel ni fépp fu mu toll na ci ñu war a mettre ba léegi dégg naa situation boobu réglé wul te daf ci amoon ñu jóge woon bitim réew ñëw doon séentu ci Sénégal niveau d'organisation boo xam ne xëy na bu liy amee dinañ am ay pexe yoo xam ne immédiatement ndax réew ay procès ki justice rek daf ko yor li nga lu mel nii baaxoon na ñu am tey boo déggee ñi kii prioriser dans certains états ay fonds communs fonds urgents temps relatifs par ailleurs kon yëf yi nañ seetaat bu baax a baax toog ci waxtaan bu yaatu pour fekk nga xam ne lii dal ñii tey ñëpp la metti mais mënuñu dëkk ci recrudescence bu mel noonu te gëstuñu ba xam lan la gëstu nag day jël temps mais lii nii tey maire yi ñu dépendre di fa cotiser di fa fay seeni impôt di fa kii d'accord ils sont les premiers à devoir réagir ñi may xamal ni ma sous-préfet Dakar Plateau Djibi Diallo mi ngi en ligne c'est un débat utum xaalis yor ay njaboot aussi d'encadrement tey chaque fois que ñu jógoon ñun pour jël yëkkati xale ci kaw tëli yi pour organiser leen nga dëgg dañuy def te doo gis kenn nag wax ma yaakaar ne lu mel ni bu amee ku nekk war na xool sa part de responsabilité je ne le dis pas pour dédouaner le maire de Plateau alors je vous parle mois de septembre amoon na déjà incendie ba mu amee incendie ñu jël pour jéem a réaménager waat pour les jeunes mais alors je vous parle depuis 4 mois ñu ngi am ay résistance pour ñu mën fa jóg pour ñu réaménager waat ko aujourd'hui li nga gis foofu tey Dakar est la ville la mieux lotie gis nga peut-être seen fekkoonte ne tey nit ñi nangu nañu tey nekkin bu rafet ba am du am Dakar parce que yëpp ay voies la yoo xam te day accéder mais à tey bu fekkante ne jóge nga Dakar jóge nga Mbour ñëw Dakar c'est 1 heure de temps jóge Thiès ñëw Dakar c'est 1 heure de temps mais boo yegsee tey Patte d'Oie pour nga dugg bi Dakar c'est 4 heures de temps wala 6 heures même au Dakar Paris li am tey boo seetee ba seet mu am dans tous les marchés mooy manque d'organisation mooy ku nekk defee sa sago ñu la neexee te kenn du wax marché commerçant marché la war a dem mais bu fekkente da ngay jël la voie publique nit am cantine bu mu am mu yëkkati tab yi teg ko ci kaw télé bi ci kaw trottoir bi jël xale ne ko jaayal moom ne ko marchand ambulant mooy kii jaay di kii wër di jaay mais nga jël restaurant jël vraiment placement clandestin Senelec sax ñu ngi wax ñu ngi accusé Senelec est-ce que am na ci responsabilité souvent ce sont des gens qui trafiquent l'électricité te kenn du ko yëg soo même il ne paye pas Senelec moo ci gën a gaañ parce que ci perte monsieur le préfet donc oui dëgg naa li nga wax nga ni kon peut-être seen du marché waaye gare routière la xam nga Sénégal moom bu ñu gisee fu ay cantine bari ñu fay lu bari dañ ko daal jàppe officiellement këyit yi gare routière moo ci nekk mooy rôle commune bi wala yéen administration comme ma faral di wax toujours man sama contribution demul ci dédouaner wala critiquer quelqu'un dëgg la j'ai dit que lii bu amee ñun ñëpp ñu war a toogaat xoolaat suñu bopp li nga xamante ni maanaam kiy jël xaalis di def ci banque di investir war naa fa la koy investir état bi li mu njëkk a def tey rôle commune bi tey mooy seet yan lieux yu gën a adéquat à 20 mètres de Petersen centre Félix Éboué mu nga fa am 4000 environ cantine cantine yooyu nekk Félix Éboué yëpp marchand ambulant ñoo ko jënd mais kenn nangu faa dem lu tax parce que ñu ne fii moo gën a dox boo demee tey ginnaaw tey ministère des affaires étrangères mooy marché Kermel tey dañ ko tabax flambant neuf avec toutes les commodités kenn dugg faa dem il préfère Petersen il préfère la voie publique ce n'est même pas Petersen tey boo jógee woon tey yoon bi gën a jafee dugg tey biir Dakar mais nga jógee tey centenaire ne yaa ngi dugg Dakar te yaa ngi jaar ay Papa Gueye Fall ñu en appel d'éclaircissement combien de fois daa ko fa def mais buñ koy def fii ce sont des lacrymogènes à ne pas finir c'est comme si on était contre les jeunes alors que ñoom la ñuy dimbali li am solo donc mooy dañuy war a am une introspection d'abord la discipline suñu problème discipline la informel mën nañ ko def ne mais nañ ko war a encadrer dañ koy encadrer tey képp ku am cantine nga nekk si cantine mais ñu bàyyi tali bi tey sapeur-pompier ñi di wax 10 heures lañu fa ñëw le feu a été déclaré à 7h30
à 7h37 minutes le sapeur était sur place. ak sur place mënuñu parce que am jaar ndax lan ay occupation yoo xamante ne kenn mënu la ko wax combat maintenant li am bi am mooy est-ce que ñun on tire des leçons de ce qui se passe. C'est l'occasion pour dire que le maire Alioune Ndoye a toujours pris des dispositions matin midi soir pour ñu jéem a xool nu ñu réinstaller les populations de Petersen. Mais chaque fois day am ay résistance il y a des gens tamit daal am chaque fois xamante ne ñu jéem a sortir les projets. Donc li am solo bi am solo dañuy masawu vraiment ñi ñàkk. mais tam monsieur le préfet on va continuer à œuvrer pour que lii ñu jéem a xool naka lañ koy régler définitivement. Monsieur le préfet ndax fu nekk. Donc état bi musul bàyyi les jeunes muy continuer di accompagner les jeunes ñun on est là notre portes sont ouvertes toujours pour ensemble trouver des solutions durables. loolu nag pour mu mën a am il faut qu'il y ait quand même un peu de respect des lois et règlements il faut mu am un peu de discipline dans l'organisation des marchés. loolu bu amul luñ fi mën a fi effort tamit ce sera des efforts vains. Donc loolu moo tax ma yaakaar li am tey dañ koy masawu vraiment ñi nga xamante ne ñàkk nañ métti na trop mais liñ fi war a am ay jàngat mais bu fekkante ne day am tey débat bi ku nekk di ci wax mosuwaa ji fàtte ko dële ci li ñu nekkoon bu amaatee ñu ne encore amaat na ce sont des problèmes man mon combat à Dakar c'est l'occupation anarchique. Justement monsieur le préfet pour bàyyi la xëy na da nga wax lu am solo te mooy dafa am benn indiscipline bu am te ñàkk sàmmante yoon bu amee am na ku dénk lépp luy yoon muy état lañ jox lépp lan mooy responsabilité état rek définitivement. À chaque fois que nous interpellons c'est effectivement les organisations ils sont à Touba ils sont à Tivaouane ils sont partout pour ay chefs religieux dañuy woo ci intervention. Donc li ma bëgg mooy ñu xam ko mooy état bi jël toutes les dispositions aujourd'hui pour améliorer ces conditions là. Sanction yi ngay wax tey man je pense sanction bi warul nekk rek répression. c'est la prise de conscience d'abord. C'est l'introspection d'abord. C'est l'intérêt de la personne. Ensuite, que les marchés soient assurés. Commerçant bu war a am marché da nga ut assurance cantine wala assurance commerçant comme ça bu ko defee. avocat bi fa toog dina la ci wax lu bari. yaakaar naa loolu bu ñu ko defee dina mën a am lu mu permettre. D'accord. Le troisième axe bi nga xamante ne bi am na tey. mooy les normes yi ñu peut établir. mooy installation électricité yi Senelec moo ko moom kenn moomu ko. Ensuite fu marché dañ koy organiser dañ koy zoner fu ñuy toggee ñu toggee fa fu ñuy jaay tissu njaay fa tissu mais boo demee lépp lañ jaaxle di ko boole guddi bëccëg. te ñun état bi aussi wax dëgg yàlla. loolu kuy responsable bi. donc c'est partagé. kuy organiser marché yi aussi. mais le ministre de l'Intérieur a pris toutes les décisions pour nous aider à régler ça. Malheureusement. toujours à des résistances yoo xamante ni bu demoon tey jëm suba ku jàpp yóbbu ko devant la police devant n'est-ce pas le commissariat à intervention à ne pas finir et vous serez les premiers toujours à venir nous demander. D'accord. Merci monsieur le préfet. Mais encouragé mbir yi ki bañ a de la République bëgguma tudd turam bu fi doon wax naan force restera à la loi. Ah bien sûr waay. Tout le temps ñu xam ngeen kan la. waaw bu dee force reste à la loi. Un simple qu'il soit 1000 ou 50. Aucun pays du monde gis fa quelques individus nañu ngi résister à la décision de l'État. Problème bi nag am na problème de rentabilité. boo deen déglu dañ naan foofu dañ fay dem soo ba ngoon jot duñu jaay parce que nekkul ci yoon. mais on n'a qu'à regarder. naka la ñu mën a def ba ñoom it bu ñu defee seen xaalis ci seen marchandise bu mën a jar. te bu fekkente ne da nga leen teg foo xam ne kat dinañ xëy soo ba ngoon jot duñu gis kenn. lu ñu dem mais loolu yëpp. waxtaan la répression. dafa dul rôle police du rôle leneen. le dernier recours. waay waxtaan bu amee rek gindi ko mën naa ñu ngi ci réew moo xam ne nii. ministre taxaw na di ko dégg il y a quelques années. ne l'État a le monopole de la violence. waay. rakk di suñuy jëkkër. naka la ñu mën a collaborer. ba nga xam ne buñ la ne fii waroo fi toog doo fi toog. d'accord soxna Khady Fall xam naa du ñàkk. man lu ma bëgg a wax mooy xam wax baax na. mais am na la xam ne soxlul wax. sa warugal sa kër. li fa war da nga koy def te kenn du la wax def ko. man mënu ma nangu du question marché la du marché. moo tax ma ne établissement humain la. lii échange économique. mën nañ ko marché d'occasion pièces yeeg pneu tout nga fa. dafa war a am sécurité caisse de sécurité sociale. dañuy inspecter. sécurité dans les usines dans des lieux comme ça loolu moo tax man état aussi day prévenir. soo xam ne installation bi baaxul. sapeur-pompier su ñëwee du dugg. fagaru da ngay créer les conditions que sapeur-pompier ñëw dugg. buñ c'est-à-dire man lu may yaakaar
lu ma gëm état c'est un appareil de coercition. D'accord. te am na moyen. absolument mënuma nangu. non du question maa ngi saluer intervention sous-préfet bi. mais lu nga xam ne nii mënatuñ ko nangu Sénégal. mais comme nu nga wax. veille élection yi fii force restera à la loi. dañu bëgg nag aussi. que suñu état nekk état activité économique. rendre obligatoire. assurance yenn lieux yi. waay ndax affaire koom-koom moo ci gën a alal ju yàqu la aussi. war ko sécuriser des espaces communautaires sax il faut les assurer. fonction. dañuy waxante dëgg. d'accord alors maître loo bëgg a dolli ci xëy na intervention sous-préfet Djibi Diallo. waaw ñu ngi koy sant ci intervention mais man li ma ci jaaxal rek mooy aveu d'impuissance bi ñuy wax ci état. da nga ko jàppee aveu d'impuissance. ñàkk cee woon ne mën mu ci dara. mais c'est ce qu'on dit. le monopole de la puissance publique état moo ko yor. ci lu wér. xam nga mënoo toog ni yow état jox na la parce que le préfet à la police administrative. mooy par exemple ñuy occuper la voie publique am na la possibilité de les déguerpir. waay yaakaar naa ne waruñoo xool naan bu ñu leen déguerpiree dañ naan amuñu fu ñu nekk wala dara. nit ki je crois que l'état doit veiller à la sécurité d'abord. ndax nag dañuy wax ni ku bëgg omelette da nga toj nen bi nag. diggante bi ngay tojee nen bi ak yooyu dana mel ni kuy yàq. mais tam fexe ba nit ki da ci kaaraange tam. nga ko fay déplacer man loolu man pour man xam nga li ñu naan. am na 4000 cantines kenn kii ko mais ñëpp bu ñu doogee foofu di jaay nit ñi bu ñu soxlaa loolu danañ leen fa fekk man pour man loolu la. léegi nag waruñu xaar naan bu ñu leen kiiwee ñu ñëwaat man pour man loolu aveu d'impuissance de la part de l'état la. état à la puissance publique bu bëggee def dara dana ko def. maanaam la loi elle est impersonnelle. waxuñu loi bi woy bu ma demee fii bu ma leen génnee day métti bu ëllëgee nga dem ci ñi la génnee leen. loi pour ñëpp lañ ko voté. bu fekkee dañ ni fii du. waruñu ko sax man pour man la première bêtise. fii du marché gare routière la ñu bàyyi ko mu def. c'est dangereux. waaw c'est dangereux. marché dafa am nu muy structuré bu amee ñu def ko. comme fi ñuy wax noonu Félix Eboué. mais je suis sûr que def nañ ko de telle sorte que mu am ay allées. ak ndax TVA da nga koy fay boo fi nekkee donte du marché gare routière. man pour man sécurité nit moo ëpp. lañ fay gagné man pour man loolu la. ma ciy xaar yenn intervention aussi parce que dafa laal kaaraange beneen jëm ci ay tout tànk ndax xale yi ñu doon ëllëgu réew mi waaye faat gi bari na viol bi bari na jàpp gi di yóbbu ra doo xam daal fi mu toll nii lan la dem na sax naka mag ñi ci bu laalee xale la gën a ñu dem régime seetaan benn élément soxna Ummi Xayri bi nga xam defoon na ko ci mbirum xale yi ni faat ak jàpp beeg ñoom seen reportage ñëwaat ci plateau bi. ma ngay wéy di def ci tànge ci ñi nga xamante ne ñoo di ay waajur ab xale la ñu daal di faat daal di ko dugal ci saak nag foofee ca Malika ci atum 2018 li ñu naan sàcc ak faat xale yi dafa jéggi woon dayoo lu ni mel suñ ko dee analyser ci wàllu sociologie dañu nekk ci société bu nga xamante ne dafa tàmbale soppeeku. penc bu njëkk ba am na changement am na différence ak léegi ndax bu njëkk ba li doon suñu coslaay la doon jógee ci règle yi nga xamante ni suñu mag ñi ñoo koy teg ñëpp partagé ko. nga xamante ni nit ki dootul mën a def sañ-sañi boppam waaye li muy def day sukkandiku ci li nga xamante ni moom mooy règle sociale yi teg yi. léegi nag dañu nekk ci dëkk boo xamante ni dafa bokk ci mondialisation demalante beeg ñëwalante bi joxante aada ak cosaan moo tax yeneen phénomènes yi ñu doon gis ci yeneen dëkk donc dañ koy commencé di ko seetlu suñu dëkk yi. kon nag mbir mi gën a laaj ñu daal di gën a yeete suñu sukkandikoo ci kuréel yi nga xamante ne ñooy sàmm àq ak yelleefu gune yi ci altine ji collectif bi di aar xale yi daal di dañ ko yëgal beneen xale bu réer. mu metti ñu lool nag ñu am ci tamit mbetteel parce que yaakaaroon nañ wax dëgg yàlla dootuñu dundati lu mel noonu tey képp koo xam ne jur nga wala sa xol tooy na te ñun li ñu doon wax rek la ñuy wax. parents yi ni ñu gën a bàyyi xel xale yi maa ngi wax sànq ak nijaayu benn xale bu dëkk Touba Serigne Mourtada Mbacke ñeenti at la am depuis le 21 février dafa réer ay mbokkam te nijaay ji lu ma wax mooy dafa génn si kër di dugg kër maamam te ñaari kër yi ñoo jàkkaarloo ginnaaw timis xam nga foofu dara waru fa xaj ñun duñu police duñu gendarmerie ay waajur lañu yoo xam ne dañoo gis mbir mi xam ne suba mën na dal suñu kaw. ba tax na tey jii ñëpp dugalandoo si seen loxo rek moo mën a tax ñu daal di fi jële li nga xamante ne moo di faat gi ñuy faat xale yi te lu jiitu loolu ñu di leen sàkk ci biir collectif aar xale yi ba tey am nañu ci ay adjudant de police ay commissaire yoo xam ne dañ ñuy jàppale bu ma leen fëggee heure bu ma leen woowee dañ ñuy wuyu delluwaat nag di woo kilifa yi ñu def li nga xam ne moom moo wax ci mbir mi bëgg nañu tamit comme police ak gendarmerie par exemple su yëf yi amee ñu taxawu askan bi surtout nit ki bu ñëwee def déclaration ak njàqareem parce que xale Touba bi
ji wax na man déclaré nañ ko foo xam ne bañ fa delluwaatee dañ leen ne dañ ko fàtte woon jëluñu ko en compte parce que élection bi moo ñu yóbbaale woon élection ëppul solo bakkan donte benn bakkanu xale la. 40 000 ci ay gune ñu ngi ci mbedd yi suñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moo di psychosociologue bi di Serigne Mor Mbaye mu xamle woon ko ci atum 2018. Oumy Khayri Bass jaajëf maintenant wax ni dañoo tudd xëy na Mouhamed Seydi mi faatu barki démb kenn for ab néewam mu doy waar lool métti lool ci xol boo koy tax tudd ndax xale bu ndaw ñetti at ñeenti at mbaa juróom lu ñu ci mën a doon xale la ñu faat ko sol ko ci ab saaku daal di koy sànni ci ay filaawo vraiment doy na waar enquête bi nag am na lu mu waneegun am na kun jàpp ni njort na ni moo ko def ñu sax def na aveu que ni moo ko def ak nangam lam ca lay waaye lim am dafa bari soxna si en tant que yaay ñu gis ni Sénégal daanaka depuis des années ñu ngi koy wax ñii ni des fois ñu koy tuumaal bu élection jubsee mu am ñun tuumaal ni élection ya tax mais lii doo xam léegi élection la wala lan la da nga naan koy léegi lan moo jàpp Sénégal ba tax tout le temps ñuy dégg xale bu nu faat xale bu nu violé nga dégg barki dem benn waay bu ni xëy na sax du sénégalais mais ni ko keneen defee la koy Sénégal defee tout le temps ay viol mettre na ci xam dara tout le temps ñi ngi am ci tribunal bi ay dossiers yoo xam ne ñëw foofu mais en tant que yaay sujet bi tey jàngat boo ci am ak noo koy dundee Sénégal fi mu toll fii lu ko indi pour yow. du xanaa am naqar ak tiitaange rek ci dëkk bi tey jii ni mu taxawee li ko waral nag ñun ñëpp ci am responsabilité loolu nag dëgg la yàlla bëgg société bi d'abord ni mu bindoo tey jii et nit ñi di daw vers le matériel di daw vers l'argent nuñ ko amee baax na du ñun rek parce que Sénégal dafa bokk ci monde bi te monde bi dafa mondialisé ko pour permettez-moi l'abus de langage Sénégal dëkk la mais Sénégal dafa am ay valeurs yu mu amoon yoo xam ne wax dëgg yàlla buñ réservé woon tout yow boo rombee te doomu voisin mu génn nekk yaramu neen wala muy dox timis di nga ko ne acca dugal te boo ko corrigé kenn du ci wax dara tey ñeme woo doo doomu jàmbur tey xëy na boo romboon sax nit di def naka su dul noonu ci doomu jàmbur sax boo bañee nekk di yéeg police ak a wàcc da ngay dugg sa kër jàpp sa jàmbur loolu tey dafa bokk ci li déprécier tey jii sociologiquement suñu toogin déprécier suñuy valeur fekk na nag sécurité bi moom dañ ciy dellu si ndax lii problème sécurité la dëgg la nag dañuy reconnaître li nga xam ne àddina yëpp reconnaître la ñu ko mooy on a une bonne police police bi xarañ na ci enquête def li ñu war a def wax dëgg yàlla loolu defe naa ne ñaar wala ñetti état rek dans le monde lañ nangu ñu jiituñ kon foofu ñu leen fi tatagal di leen jaajëfal mais sur le terrain peut-être mais sur le terrain lan moo tax léegi kenn faydaalatul yoon loo wax ñu defe ne du mujj fenn ku la yóbbu police nga ne kii da ngay gis ñuy àgg ñu ne am wala mënuñoo intervenir ñun kat man rek maa fi nekk wala des choses comme ça te nag ñu gis chaque année effectif yi duñ ko def nag sur la place publique mais chaque année police a ngi recruter gendarmerie ngi recruter armée ngi recruter ñu kontaan ci nag ndax suñu doom la ñuy jël mais comment on les utilise nuñ leen di déployer police du question problème Amérique ñu génn leen dañu war gën a yokk kaaraange quartier yi biir quartier yi am na ay bàjjanu gox mais elles sont impuissantes léeg-léeg problème am passe bu ñu jëlee taxi dem police ak victime bi sax duñ ko am am na aussi ay délégué de quartier ay délégué de quartier et tout mais xam nga ñooñu ni ñuy dundee mais état bi tey jii war na dolli kaaraange citoyen gën a accentuer doole ci dolli kaaraange citoyen laata état xëy na am na loo wax sànq lu am solo ñëpp ci am responsabilité mais bu dee côté état dama bëgg ñu wàcce ko ci biir kër gi léegi avant état di ñëw foofu laa jëm si biir kër gi moom ci cëram ñun jigéen ñi tey jii wax dëgg yàlla nit ñaa ngi jàmbat j'ai suivi ay reportage yoo xam ne da ngay jël sëgg ci sa téléphone ba sa doom romb la waxtu doo gis fu mu nekk waay nga jékki-jékki waaw sentiroo ni sax sa doom dem nga nekk ci say WhatsApp ak say statut yooyu xale yi di def xale yi itam ñi nga xam ne ñoo leen jur dañ leen tanewul bon loolu kon danger xale yu ndaw ñi leen jur et je m'excuse mais xale yi nga xam ne tey jii ñooy mettre au monde les enfants seen niveau de conscientisation
ak seen niveau fendi mat gi ci war wax dëgg yàlla manqué na maanaam te li may wax lu ma li nga bëgg a wax mooy ki nu war a yar bu juree ba war a yar kon yar dana am problème foofu problème bi le problème tey man sama doom laa ko tàmbalee sama doom ak sama doomu morom xam nañ ne xale yi tey seen niveau de maturité génération maturité bi nga xam ne tey ji moom la ñu war a taxawee te day feeñ ci seen depuis seen jàng la ña jàng ak ña jàngul tey ji seen taxawaay xaw na indi problème da ngay gis statistiques yi et je parle sous le contrôle de mon fils ku jigéen ki lañ koy bàyyee bu dee dafa nekk xale bu demee ba nekk mag grève suba grève ngoon et ça c'est la responsabilité d'abord de l'État waxuma moom rek la de d'abord de l'État ensuite des enseignants ensuite ñun parents d'élèves yi parce que kenn waxul dëkk ngi nii boo xam ne nag léegi li ma ci gën a tiital mooy ku nekk la société sénégalaise fi mu tollu tey léegi réew boo xam daanaka violence foo tax jéggi na ko bu demee ba nga gis ay agression ba ci gund rakam nga gis xale bu ñuy faat ci daanaka surtout ci biir capitale bi ci banlieue bi nga gis ñu xale bu réer ay fan ñu koy wër am néewam feeñ fenn mais lu xew dafa dem ba dëwut am dawuñu ko yëg wala daana am kenn du ci wax wala dafa commencé am ba lépp explosé jot ci nekk Sénégal tollu sociologiquement lu xew Sénégal man yaakaar ma ñaawlu d'abord bi ñu ngi posté xale yu réer yu baree bari ay soxna sax ay jigéen sax ni seen kër di sëy ñu réer ñu bari ñu ngi koy posté léegi di ko wax loolu soo amee da ngay xool sa organisation société lan moo ci désarmé wu lan moo xew ci sa biir société ba nga xam ne sa forme d'organisation mayoon nañu ci cosaan muy aar xale yi comme nu mu ko waxee xale su génnee daawuloon am problème parce que ñëpp ci bàyyi woon bët doon ne rek kii sama doom la mais société sénégalaise dafa banaliser violence bu ñu teg xale yi mu ngi commencé ci xale yi yelwaan yi soo ko xoolee problème boobu ñu am dañu dem ba nga xam ne dañ ci lu ñuy wax accoutumé da nga koy romb jël sa pièce rek saraxe te suñ société dem na ba nga xam ne léegi même xale yu góor yi dañ leen di siif absolument xam ne transformation suñu ay valeur moo commencé perturbé wu lan moo ko perturbé mbaa dañoo tàmbali feebar kon de lu ko perturbé mun na am ci lu bari la parce que am na li nga wax sax banlieue ak yooyu parce que xoolee foofu la concentration chômage bi nekk pauvreté bi foofu la éclatement famille yu ci bari divorce yeeg yooyu parce que ñu bari ñu yore également famille parce que amuñu moyen économique yi ñu ko yore pour dellu si ci xale yi ñun dañu nangu yenn violence yi ci xale dem ba teg ko normal ne noonu lañ leen war a yaree xam nga soo ko defee rek banaliser nga violence ci xale fam statut suñ société traditionnelle yi dañ joxoon statut xale diini jox statut xale tey situation ba nga xam ne ñaata xale ñoo lakk ci ay incendie ci ay bërëb bari na ne bëgguma wax daara ñu ngi fàttaliku bu yàggut Médina ñaata xale ci kër yi lakk des fois waaw ñaata xale yàggul sax ay affaire viol yi ñu mu commencé jël amplitude te yow ampleur te yow wax nga ko mun na amoon na bu gox yooyu am na système d'alerte man liggéey naa ci ak partenaire ministère ak yeneen organisation bëgguma tudd kii yi am na aussi lu ñuy wax les comités départementaux de protection de l'enfant yooyu amu fi woon mais en même temps ñu continuer di am mais loolu lépp am na gis nañ ay comité ay ONG ay association taxaw kenn ku na jóg ngir bëgg ñu sàmm xale mais dafa mel ni foofu ba tey àgguñ ci xale ba aar ko heure boo déggee njombe fële da nga dégg beneen njombe ci kaw xale lu xew non lu ma la wax mooy li ñu doon wax sànq système de sécurité d'ensemble wax na d'accord naa mais policiers yi suñ taxawee circulation seen yoon nekkul ci xale c'est-à-dire suñ société organisé wul ba nga xam ne yenn heure soo gisee ci xale ci tali waaw normalement war na nekk ci école ou ci daara donc soo ko gisee mu taxaw ci jàng am na heure yoo xam ne ko génn bu nekk heure vacances exactement
xale ci boppam rek. police c'est-à-dire même suñu police. formé wuñu leen ñu koy commencé. moo ci mun a am moo ci am. c'est-à-dire seetaan bi. nit ñi c'est-à-dire sénégalais. su yëf jógee. même su ne dañuy retirer xale yi. su bëgg nga dégg nu ne xale yi kenn waru leen retirer parce que yelwaan. dañ ko danal. mais ban yelwaan aussi. waaw déglu rek. yaa ngi nekk aussi benn société ba nga xam ne dafa am syncrétisme. nit ñi soxla nañ saraxe sànq yaa ngi doon wax ni que am nay disparition rituelle. am nay meurtre rituel. lu tax mu am. dem nga ba ne xëy na bon élection. su dee élection mooy indi. meurtre parce que li ma jaaxal mooy dañ daan gis ni ay at ci ginnaaw bu ñu jubee élection la coow lay bari. ñenn di ko tuumal ñi politique ñu baal ma xam naa leen tuumal bari na. mais booy xool da nga naan non est-ce que nekkul ni nitu sénégalais léegi moo soppeeku wala lan mu dugg ci réew mi. ba léegi tout moment da ngay dégg xale bu réer ñu faat ko. xale bu ñu violé temps yi dagg ay cëloon xewaloon. dagg nañ baaraamam dagg nañ tànkam. mais dafa mel day dem ba duutoo comprendre yow ban monde nga nekk jamono jii moo tax mbir mi jaaxal ñu bëri. non c'est-à-dire gis nga la perte valeur nit. ci situation ba nga xam ne. dafa am lu ñuy wax même trafic d'êtres humains. voilà c'est ça. même trafic d'organes. yooyu yëpp am na ci situation ba nga xam ne mais sa société n'est pas préparée. mooy lu ñu ngi ñëwaat ci lu ñu waxoon. am na yenn croyance nga xam ne nu ñu ko gisee ci xale. bàyyi muy traîner. am na ay xale yi nga xam ne par exemple comme ni mu ko waxee conditions yi ci kër yi ne permet comme avant nu mu amee woon. ni ñu doon aare xale niveau familial ak niveau communauté. loolu tam aussi am na la nga xam ne. wàññeeku. parce que nit ñi suñu yow nu ngi xalaat dépense. nit ñi yaa situation de survie. kenn du fa nekk ñëppay xëy wuti dara survie lañ nekk. moom la ñuy wax par exemple. mu ni survie économique. et je me dis survie économique su amee. nga xam ne da nga war a daw. pour ñëw dundal sa waa kër. amatoo temps transmettre génération yi. comme ñu wax yenn transformation sociétale. yenn valeurs yi. mais des fois dafa am léegi ñoom dañuy làqatoo xale bi ci ginnaaw xale bi def ko fonds de commerce gis day def lu niroog daara dugg ci biir daara ngir def ko fonds de commerce jëlee ay xale région Kolda jëlee ay xale région Diourbel jëlee ay xale région Louga partout au Sénégal am na sax dëkkuñu ci réew mi jéggi ak ñoom frontière ñëw Samaram di leen xëy yalwaan loo ndax nekkul dañoo war a dem ba war a xàmmee léegi daara boo daara doxal la bëgg a doxal ngir exploiter xale bi. non mais yow problème bi posé nga ko mooy problème ba nga xam ne xale waruñu ko teg demal wuti li ma waruñu ko sas muuti alal. dañu waxante dëgg. loolu mooy premier niveau d'analyse. su société demee ba nga xam ne nangu na mag toog xale war a dem yelwaan indil ko. c'est dichotomique. problème am na. te du ci diine bi moo ko santaane du moo ko diine bi au contraire responsabilité parent la ko jox état bi ñoo war a yore xale bi suñ demee ba nga xam ne moom laa la wax suñ société nangu loolu dugal ci yeneen yu ci rax parce que saraxe ñetti guro nekkul ci l'islam saraxe lu weex ñeenti begg suukar ak ay begg suukar ou bien nga jël ñetti nu ñu koy waxee kayitu tabax nekku ci donc lu ma yaakaar ko ceddo gi ma si ñun ba léegi bon ceddo bi aussi parce que ceddo bi amoon nañ éthique pour l'enfant société traditionnelle société yëpp religion yëpp société yëpp ñoo jëloon xale bi daf ko au cœur seen humanisme loolu lu am solo la mais transformation société bi transformation économique faiblesse su autorité publique état nga xam ne ratifié na convention yëpp nga xool suñu législation nga xool soo xoolee suñu constitution lu ci nekk pour mën a aar xale loolu sax ngay ratifié loi yi nga xam ne tere na traite am na la loi 06 2005 contre la traite et pratique assimilée mais léegi dañuy gis société bi ay xale comme ni nga wax mobilité espace CEDEAO da ngay jox exemple xale yu ñëw dugg pour ñu indi leen yelwaan ñenn ñi la libre circulation dégg nga ñenn ñi ay prostitution doy na waar donc soo demee
mais soo demee ba léegi société bi accoutumé wu. nangu loolu ba ko muy jàll. parce que ñun léegi accoutumé nañu am taalube. yow am taalube. sama taalube bi nga romb ko comme ni nga wax. man du ma dugg ci ay kii naan tudd sacrifice. mais soo demee da ngay jékki-jékki benn waay yore 4x4 bu rafet. jigéen góor taxaw génne ay sondel di ski. comme ni nga wax ni. d'accord kon daal dafa mel ni léegi Sénégal moo dem ba sunu société am moo soppeeku te xëy na ku ci ne am ci responsabilité te nag gën caa fees tàmbalee ko ci waajur wi waaye itam état mi ñu dénk lépp ni ko organiser ni nga ko waxee sànq mu am ay convention yoo xam te ne bii daf ko ratifié mu am ay loi tam interne yoon daf ko am war a aar xale bi waaye ndax ñu ngi koy appliquer bu amee benn projet bu ñu teg bëgg a génne xale yi ci mbedd mi ndax mi ngi am suivi loolu lépp day ay càmbar. hiérarchie. waaye yu gën a kawente. voilà donc dañ ni convention internationale. yoo xam ne si mooy yi ñu doon wax léegi. convention constitution bi daf ni les traités et accords internationaux règlements ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. c'est-à-dire boo signé benn convention boobu. jeexintal. ci même loi bi ñu kii. maanaam bu ma tënkee wax rek mooy loi bi nga signé nangu ko ci espace CEDEAO day mëdd sa loi bi nga am sa biir rek. bu loi CEDEAO moto loi interne bi wax. booy seet accord international ak traité interdit la mendicité. bien sûr. te li ñuy def nii man pour man sax du mendicité c'est leen violé. maa ngi toog di waxtaan ak moom di xool fu mu jógee ak yooyu. waaw benn waay topp sama ginnaaw. jaar ci ginnaaw wax vigile bi nekk maison de l'avocat. xam naa ne lan la. mu ne ko surveiller gaañ bi ak xale bi. mais maa ngi gis muy wax ak moom. pour dire que les gens sont traumatisés. mais ba tey loolu sax baax na ndax mi ngi veillé. non bien sûr parce que mi ngi ma gis may wax xale bi. xamul looy wax mais man maa ngi doon xool xale bi fan la. yaa ngi def sa enquête yooyu itam mi ngi jógee Kër Massar. Kër Massar ba Dakar. Kër Massar ba biir Dakar def tànku neen. xam nga loolu tamit pour dire que xale dafay. est-ce que Kër Massar la dëkk wala dafa logé fekk na mi ngi ci beneen parce que après laaj naa ko jour ni ma dafa am ay brigade spéciale xale heure jàng bu ñu gisee benn xale buy taxawal ci dañ koy jàpp woo ay parents wala moom ñu ni ko sax loo fiy def ba heure bi lu tax jàngi woo def ay enquête et cetera te am na noo xam ne buñ ko gisee nga ñàkk koo yor sa doom mais dañ koy jël ci yow yóbbu ko dans des structures ici am na ay structures yoo xam ne mi ngi fii y a des foyers nu ñuy waxee am na bi nag géej waaye xamul centre yaa ngi commencé bari léegi centre yi bari na mais bu fekkee dañoo gis xale boo xam kenn mënu ko yor mën nañ ko fa yóbbu parce que am na ñoo xam ne si c'est des gens qui sont là-bas pour spécialistes pour kii ay xale deuxième kii bi may wax mooy même dans le code pénal il y a des am na ay daan yu métti yu ñu ci teg pour enlèvement d'enfants wala nga def substitution d'enfants et cetera li ñu fiy gis par exemple parfois nga dégg ñu ni dafa am ku jël benn doom ci maternité jaawale ko dema ko weccoo keneen daan yu ñuy commencé de 5 jusqu'à 10 ans te même le fait sax d'exposer un enfant dans un lieu solitaire boo xam ne si amu fa sécurité loolu aussi la daf ko kii kon de xanaa uuf xale nekk ci mbedd ak moom di fanaan bokk na ci lii tax xale bi di ci danger aussi. mais bien sûr te loi da ko aaye. loolu dañ ko tere l'enfant ak bari Ndakaaru xam nga même ci loi bi. am na pàcc boo xam si dañ ko def ci l'enfant en danger. boo xam ne si dañ jàpp ni danger nekk sans abri mais yu mel noonu. loi bi sax permettre na procureur am na yenn yoo xam mën na ko jël. le juge de la famille comme li mu doon wax nii. bu amee divorce wala dara mais dañoo war a xool fan la intérêt xale bi pour ñu jox ko mais waruñu ko jox koo xam ne si peut-être il est dans des difficultés wala mënu ko yar et cetera te li mu wax aussi y a des conséquences yoo xam si peut-être c'est un peu difficile bu fekkee xale boo xam ne si dafa nekk ci wetu yaayam 1 an jëm kii on est obligé jox ko yaayam am na benn question boobu daf ma xaw a jaaxal dama koy seetlu ñu ngi dëkk Bawol di dem Touba ak Diourbel ak foofu boo jëlee bus dañuy gis benn maire bu toog uuf ñetti xale ñu bàyyi ko muy tukkee moom génn région dugg ci beneen région loolu ndax war ñoo mën a dem ngir aar xale bi bu fekkee loi am na ci yan la bu fekkee amu ci ndax warta mën a dem ba xale bi tey ki koy yore war a tukkee ak moom lépp rek ci aar xale bi ba kenn du ko mën a jëlee gox dem beneen gox ci beneen gox boo xam dëkku fa ngir xëy na ñu war a mën a fiyee ni war a gën ak moom Sénégal dem aéroport ñu war a ndax tam ci biir réew mi
loolu am na loi bu ko réglementé wala amut dafa vide. non xam nga fii amul lenn lu loi bàyyi. xam nga déjà xale. buy tukki. buñ koy jox koo xam ne si kii aéroport. waaw aéroport. xam nga déjà aéroport buy tukki. waay dañ lay laaj sax yow sax boo yaayam. dañ lay laaj autorisation parentale. pour nga mën ko wutal sax passeport. il faut papa ji joxe autorisation. léegi nag bu ñu diggante Dakar Thiès nag nga jël. mais xëy na fii tamit bon peut-être on se dit que on est dans le territoire. mais mënuñu wax sax état bi moo responsable. mais loolu c'est responsabilité du parent. parce que parent bi man mënuma ko ba xale bu am 3 ans nga jël ko yónni ko. mu génn et puis côté timis. génn këram àndut ak kenn nga jox ko mu dem ñëwaat mais. am na ñoo xam ne y a des obsédés sexuels yu ne. mais ndax bu ñu doon def tamit appliquer loi bi aussi ci li war a aar xale bi même bu dee waajuram bu góor mbaa jigéen. ci moo nekk fautif. dugg ci benn guraawaali maa yónni xale bi yenn heure. ba tax ñu fekk ko def ko lu noonam ndax yoon wërta topp waajuru xale boobu symboliquement teg koy daan. ngir ëllëg kañ mën a aar doomam aussi. non si yàlla dans le code pénal am na ñoo xam ne bu fekkee yaa yor garde bi xam nga yooyu yëpp. mooy bi ma doon wax. bu fekkee yaa yor garde xale bi wala bu dee yaay doom yaay waajuram. déjà nga bàyyi ko mu génn c'est l'exposer dans un lieu solitaire. mooy exposer. position d'un enfant dans un lieu solitaire. nga def ko fa leneen fekk ko fa am na ay daan yu ñuy def ci yow. parce que bu fekkee ascendant la sax ci la ñuy gën a. li ñuy wax yow yaay waajuram. wala yow yaay personne bi nga xam ne si yow yaa am garde bi. yaa ko war a saytu. wala ngay koo xam ne si yow yaa yor direction en tout cas. xam nga am na ñoo xam ne par exemple seen papa yoru leen seen yaay yoru leen. mais loolu exposé xale la dans un lieu solitaire. bien sûr kenn kiiwu ko danger bi fay ñëw nag. mais yow lu ci am yow yaa koy topp. c'est prêt faj ma mais tam du ñàkk ñu xool jéem a xool sama feebar yéen waajur yi aussi seen cër ci wàllu googu bàyyi yenn détails yi nag ca fexe concentré ci xale bi c'est important aussi des fois. parents yi moom ak nu mu mënti demee. état bi di yegsi ñoom am nañ responsabilité parce que ils n'ont pas demandé à venir au monde. parent bi leen moo d'abord yore responsabilité. waaw comme li ma doon wax sànq rek. am na ci parent ne am nañ doom yi d'accord mais taluñu leen sax. ba daanaka ku jël doom ji sax ñu jël. attention. Il y a des problèmes économiques yoo xam ne mon frère en parlait tout à l'heure façon dundin yoo xam ne nit ñi koy dund kenn mënul fexe ba seen doom ñoŋ parce que ñaata ngeen nekk ci benn nekk ñu daw responsabilité gi daw responsabilité aussi daw responsabilité te xale yi jur xëy na benn ne nga yor wala ñaar xajuñu ci foo jaar promiscuité bi feebar yi yomb promiscuité bi moom d'abord dafa nekk facteur bu am na ci dégg naa quartier yoo xam ne xale yi dañu mujj ci perron yi rek la ñu des parce que mënuñu tëdd ak mag yi ñi leen jur sont obligés ñoom nekk ci néeg yi bàyyi xale yi ñu tëdd ci perron yi tëdd ci trottoir bi kenn du ne loolu bariwul waaw dafa mel dafa rëcc daañu ñëwaat fi nga nekkoon am solo responsabilité parents yi aussi responsabilité parent dafa doom dina ak waajur jàpp waajur tam ak doomam dina ko jàpp am na waajur yoo xam ne dañu yoreel seen doom ak dëgg quelque fois nag du ci ñoom situation moo leen di jàpp jamono man leen ba la ñu war a def duñ ko mën def. ma jël mbokk mi du ñàkk waajur la del si waat asalaamaaleykum. waaw Mansour na nga def. noo yendoo waay. sant yàlla bu baax a baax. man ngay jaawale ak Mansour bëgg mburu. man maanaam damay participer ci waxtaan yi dama toog seetaan télé nii daal affaire bi xaw ma tuuse daal. waaw xaw ma tuuse lool. Basiru Ñang laa tudd dëkk Kaolack. ndaka waa Kaolack sëñ Ñang. waaye ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi ci jàmm alhamdulilah jërëjëf ñu ngi lay déglu waaw maa ngi nuyu ñi ci plateau bi Kaolack foofu mbaa yéen seeni xale yi leen di fexe aar bu baax waaw fii nag bëri moom loolu yu mel noonu moom bëri na fi trop sàkk lu baax indi lore waaw maanaam daal xam nga dañ koy def ngir bëgg xale bi am xam-xam daal ok yaa ngi bëgg wax ci xale bi ni jàppee ndongo daara xëy na waaw xale yi ñu jàppee ndongo daara xëy man moom côté boobu laa gën a waxee sax ndongo daara la ñeen di daal yàlla xam doy na man nii di wax ak yow nii di xel comme laa nekkoon fa la ma sama waajur yóbbu woon waaye buñ la masaan a gis ngay génn naan da ngay yalwaane wala ngay def nekk dañuy duma yoo xamante ni moom boo liggéey dootoo ko defati nga xam maanaam xel kom bi nga nekkoon ñoom li xale yi bari seen dund lépp dafi nekkoon ba kenn du gën yalwaan lu may jàng ngay def daara ji ma nekkoon 200 nit ak fukk ñoo ci nekk kenn du yalwaane amul kenn ku fay yalwaane li nga bëgg lépp ngi ci biir lépp ngi ci biir
yalwaani yow yalwaani sax doo ko xalaat boo ko defee kay moom buñ la gisee moom da nga ko réccu moom da nga réccu loo ko doon defee jërëjëf waaw ñu waa Kaolack bu baax ñang waaw baax jërëjëf waaye maa ngi ciy waxtaane waaw ñu état bi gën a jàppale gone yi daal ndax am na solo trop tabaarkalla jërëjëf ñu waa Saloum gépp Mohamed Mbacke ñu ngi lay déglu imam ndaka daara ji wala yoroo daara yow jërëjëf waaw kii moom mu ngi ci daara ji mu ngi ci liggéeyukaay bi ñu lay déglu dolli ci waxtaan be xale yi am sécurité rawatina saa yu waxee xal rek xel dem ci daara ji doonte du ñëpp dañuy rafetlu débat bi waaw ma ne dañuy rafetlu débat bi parce que ñun ay nit lañ ñu ngi jóge woon Grand Yoff ay 118 dem Kokki waaye ba ñu fa demee tamit yaakaar naa ne daara ji foofu la fa amoon ku fa liggéey ku fa yelwaani yow yaa yelwaanil sa bopp waaye du sëriñ bi moo la mës a yónni wala utali la pour nga dem defi loolu ñun dañu yoroon suñu ay tool te tool ya ñu yoroon lañ doon bay la nga xam ne nii la ñuy dundee ba nawet bi ñëwaat waa dëkk bi sax dañ daan soxla ñun dañuy jël li ñu bay di leen ci jàppale pour di ko jëndee ay ceeb ak yooyu kon yaakaar naa ne ñun dañoo bëgg tey jii fi ñu toll nii saa bi la Kokki mel yeneen daara yi mel ko yeneen yi tamit nañ ko mel jërëjëf jërëjëf waaye nag tey jii dafa am yoo xam dañuy xaw a déranger tuuti suñu ñëwee ci télé bi di gis xale yi ñu leen di wane image comme nii te yaakaar naa ni day xaw a ñaaw daal dégg nga wax ji daal mooy lenn sëñ bi yóbbu ko daara wax daal mooy lenn ñooñ daara fi ñu toll damay jàpp ni ñàkk fayda moo leen jàpp ñu baal ma ci kàddu gi waaye ñooñ daara ñoo war a am fullaak fayda gu wér péng nag waaw ñooñ daara ñu war a am fullaak fayda gu wér péng gërëm naa la bu baax mbokk mi gërëm naa la mi ngi koy wax xam yow mi xam Sénégal nga xam daanaka waaw jërëjëf da ngay wax daara ñu bari bu ne xale rek ñuy xale bi yelwaan te dafa jot ñi profitoo ci daara ñu ràññatle leen boo demee Kokki mi ngi koy wax xel ko mi ngi koy wax nga dem Diourbel daara Sëriñ Mbaye Cissé nga dem Pire kon foofu daara ya fa nekk ñi ngi jàngal xale yi du ñu yelwaanoo mais ñiy profitoo def ko fond de commerce kër Mariama Niass waaw acca soxna Mariama Niass loolu lu koy indi mooy xale suñ ko bàyyee mu nekk ci mbedd mi toute la journée comme nu mu ko waay ba pare di ko yelwaan loo dama joxe exemple dëgg la c'est vrai ñeneen ñi di leen liggéeyloo parce que am na xale yu jigéen c'est-à-dire présence xale ci mbedd ben la ville c'est pas une invention africaine pas du tout nañuy waxante dëgg la ñun ba ñu organiser suñ société organiser woon ko woon ci base rapport économique bi nga xam ne xale bekk waaw d'abord rapport économique bi nga xam ne c'est fondé sur l'accumulation de la richesse. Alors rek c'est fondé sur la quête du profit. C'est fondé sur l'exploitation de l'homme. Ensuite maintenant ñun suñu réseau familial ak communautaire correspondre tout ak dimension ville fi ñu toll ni tey ak cosaan bu ñu amoon nu ñu doon aare xale yi nu ñu leen doon yar parce que ñetti liens sociaux moo lu war a am exactement ngir solution ndax ñu xëcc dem ci jeexal ci bëgg naa rapidement solution yi génn looy proposer immédiatement lu may proposer immédiatement dama bëgg rek daane loolu rapidement gis nga individu bu nekk il faut mu nekk en lien social individu bu nekk il faut mu nekk soit yaa ngi ci famille soo amul famille yaa ngi ci communauté soo amul communauté yaa ngi école lien social li nga xam ne su daggee xale mu dagg ci famille bi dagg ci communauté bi état bi a une obligation d'assurer à l'enfant un lien social lien social yow noonu ngay comprendre ñu nekk en 2019 am na xale yi nga xam ne kenn enregistré wu leen à l'état civil barki démb rek am na benn ONG bu ko soulevé ñu bay dañoo daw seen responsabilité parentale si état su munul joxe existence légale à un enfant loolu ci ko lu ko njëkk néewal doole la léegi maintenant ci li nga wax ci affaire solution solution yi il faut que ñu di ngay xam ne par exemple suñuy wax bourse de sécurité familiale bañ
bourse de sécurité familiale. dimbal njaboot. sécurité location. kon daal faaw ñu gën a yokk koom gi. loolu premièrement. Deuxièmement loi yi. État. Ça devient compliqué. Donc l'État doit se ressaisir. kon daal lépp ci état la ñëwaat. non état loolu moo tax ñu teg ko fi. très bien. parce que on ne vit pas dans une anarchie. merci beaucoup bu fekkoon ku nekk ak sa bopp la. kon jaruñu fi teg état. merci beaucoup maître wax nga lépp soxna si dañ lay gërëm bu baax a baax gërëm bu baax tam professeur gërëm bu baax Ahmed Ousmane nga tëj plateau bi en tant que soxna si plateau bi. waaw xanaa ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi sama frère. ak sama doom bi maître ak yow. invité merci beaucoup di wax ne lii ngeen di def baax na ci. parce que toujours dañuy wax ne plateau yi souvent ay débat politique rek la ñuy def. mais lii ngay def nii. yeneen di ko def ñeneen di ko def. ñu leen di jaajji. pour que ngeen di gën fait de société yi daal. ngeen di ñu ko fàttali. ñu koy fàttali suñu bopp di ci taxaw. te xale yi aussi ñu xam ne lii mënul continuer suñu doom yi. seen sécurité. avenir u réew mi ci la dépendre. merci beaucoup. merci jërëjëf soxna si ñu koy gërëm bu baax soxna Khady Fall Tall moom moo jiite FAO ku ko ëmbay soxna ci Afrique sowu jantam dox ci wàllum koom-koom ci ku wax koom-koom na nga wax xale ndax xale mooy ëllëgu réew mi ëllëgu àdduna bi kon faaw ñu sàmm leen gërëm bu baax ñu doon bàyyi xel télévision DTV gërëm ñi woote jégalu ñi nga xam ne doon bëgg a woote ci ak si wuñ téléphone bi gërëm bu baax tamit pàcc bu njëkk ba ak préfet mi dugal kàddoom ji bi jàll ñu koy gërëm bu baax moom itam gërëm waa régie gërëm samay invité bu baax incha allah beneen vendredi beneen àjjuma kon